waaw jërëjëf maa ngi leen di sant balaa maa tàmbali ma jaale askan wi yëpp jaale njaboot yi étudiant Alioune Badara Ndiaye ak Oulimata Dia bu université bu Bambey ak université bu Dakar nga xam ne dañoo dellu seen borom. Njaale bi sama njaal la jëm ci askan wi njaal la jëm ci famille yi njaal la bu nga xam ne man ak communauté universitaire bi yëpp ñoom ñoo koy def. Bu loolu weesoo wax nga fi situation bi ci université yi gis nañ ci fan yi ñu génn université yi wax ji actualité bi bëri woon na ci université yi. Lu ko waraloon li ci tax mu gën a feeñ mooy grève bi ñu waxoon am na Bambey grève bi ñu amoon bi ñu waxoon ne am na Bambey ay point yi mu étudiants yi ñoom ñoo génne woon ñoo demoon grève bañ demee grève amoon nañu plateforme revendicative ni ñu génne woon dañoo génne woon ak li ñuy wax di xeex ci biir université bi ñëpp gis nañ ko duma ci guddal. Benn revendication bi dañoo waxoon nañu wone nañ joxe résultat autopsie bu étudiant Alioune Badara Ndiaye loolu ñu won leen ñëpp loolu avant ñoom ñiy dem grève ñëpp presse bi wax na ci ñëpp waxoon nañ ne xam nañ ne comme niñ ko yaakaare woon ñoom ci njalbeen que du intoxication bi amoon fukki fan ak juróom avant moom muy génn àdduna moom moo taxoon mais moom dafa amoon feebar bu nga xam ne amoon na ko te famille am xamoon na ko te famille am amoon na ci benn magam bu nga xam ne médecin la woon ñooñu bañ leen dégloo ñoom ñoo confirmer que ne feebar bi mu amoon feebar bu xaw a yàgg la ci moom bu nga xam ne ci li ñuy wax reesam la àndoon mooy foie. Loolu jox nañ leen résultat yi man maa joxe résultat yi recteur bi ba boobu ba ñaari fan après bi étudiant bi biñ ko indee Dakar pour autopsie ko. Yeneen point yi ay point la yu nga xam ne diggante étudiants yi la woon ak ñi leen di jàngal dafa am li ñuy wax foofu coordination des étudiants de Bambey nga xam ne dafa dajale étudiants wu Bambey yëpp nga xam ne ñu bokk UFR bu ñuy mënta jàngee tamit ñoom seen amicale yi dañoo am nañu amicale mais dañoo defale coordination loolu nee naa sunu yoon ci université yi mayewu ko mais man mun naa nangu ne gis naa ne am na université yu bëri yu nga xam ne loolu daf fay am mais dinañu tase aussi ay situation yu nga xam ne day dem ba ñi nga xam ne ñoom ñoo yore ñoom ñooy jiite université yi dañuy ne taxawaay yu coordination yooyu méngoowul ak li nga xam ne day jëmale jàng mi kanam ñoom bu boobaa ñu suspendre ko li nga xam ne nag amul ci këyit ci yoon ñi nga xam ne yoon may na leen lépp lu nga xam ne dafay nekk ci université bi jëm ci njàng bi ñoom dong ñoo ci war a wax buñ ko nee nañ ko supprimer kooku ñoom it ci yoon lañ nekk. May taxaw foofu tuuti di leeral askan wi lan mooy naka lay université yi di doxe parce que doxalinu université dafa di doxalin bu nga xam ne dafa wuute ak doxalinu jàngu yeneen yi. Université boo ñëwee njàng mi ña fa nekk ci université bi ci seen doole ku ci nekk ni sa doole am ci njàngale bi noonu nga amee taxawaay ci kuréel yi nga xam ne ñoom ñooy décider te lan la ñu fay def taxawaay yi nag mooy taxawaayu jàngalekat taxawaayu ña fay liggéeyee ak taxawaayu étudiant mën na tax ñu dem ci yenn université ñu jël ay nit ñu nga xam ne seen taxawaay ci réew mi méngoo naag ñu mën a nekk ci université bi ñu boole leen ci taxawaay yooyu mais ñooñu dafa am fu ñu yem. Par exemple bu ñu defaree conseil d'administration président conseil d'administration bi mën na nekk privé ci yenn secteur yenn universités yi d'ailleurs léegi généralisé nañ ko ci privé mais ñooñu même bu ñu ñëwee nekk foofu seen taxawaay ci li nga xam ne dafa jëm ci njàng mi
amuñu fa taxawaay waa université yi rek ñoom ñoo fay taxaw ñoo fay nekk te ñu am nañu li ñuy wax assemblée de l'université ci université bu nekk ñooñu ñoom ñooy cëppaandaw ga bu nga xam ne ci jël décision bu ñu jëlee décision kenn mënu ci dara ñoom donc ñoo ci mën a dellu si te bu ñu jëlee décision jëmale ko ci nit parce que am na décision yu bëri yu nga xam ne dañ koy jël mais du décision disciplinaire mais bu ñu jëlee décision disciplinaire mooy ñu jël su ak ku mu mënti doon ci université bi mbaa ku nga xam ne da ngay liggéey ak université bi ñoom donc ñoo ci mën a dellu si bu ñu ci dellu siwul kenn mënu ci dara boo demee ba conseil constitutionnel ak fu nekk da ngay dellu siwaat parce que ñoom la ñu jagale pouvoir boobu loolu nag li koy indi mooy xam-xam ak fi ñu koy jàngale ñi am boroom xam-xam seen taxawaay moo mën a xool natt jëmale nit ñi fan la xam-xam bi nan la ñuy def ba xam-xam bi ñu mun ko ku ci war a jot ci loolu moom la ñuy tënk ci autonomie universitaire donc foofu assemblée de l'université bi dafa suspendre coordination bi ba pare am étudiant bu nga xam ne suspendre nañ ko par rapport ak nu muy defee ay coursam mais ba pare li ci gën a am solo tamit mooy ñaari examen la ñuy def ci université at bu jot mooy ñaari session ñoom assemblée yi nga xam ne ci biir faculté yi la bokkul ak assemblée de l'université mais assemblée UFR yi foofu nekk foofu mooy li méngoo faculté de Dakar ñoom dañoo gis ne ni njàng mi doxe ci at bi ni njàng mi doxe ci at bi benn session moo gën a méngoo ak li nga xam ne moom moo bu ñu mënee bëggee des ci qualité bi am ci njàng mi ñu décider ko ñoom nag bu ñu ko décider kenn mënu ci dellu si dul ñoom ba étudiants yi grévé ñun ñi nekk ci espace bi xam nañ ne blocage bu rëy lay indi parce que kenn mënul forcer assemblée mu dellu si ci kenn mënu ko étudiant bi mun na bu fekkee ci nit la dal kooku mun na demander recours gracieux mais moom recours gracieux bi ñoom dañuy d'accord ne dañ ciy wax am duñ ci wax blocage ñun système bi automatiquement xam nañ ne blocage bu metti lay jur booba la ma waa SAES secrétaire général u SAES nga xam ne ba mu gisee affaire bi yëngatu la ñu ci commencé waxtaan mu ne ma moom bëgg na ci dox tànk jàmm moom ak waa SAES ma ne ko loolu lu baax la parce que gisuma ci système universitaire bi crise bu mel nii am ñu génn ci lu dul bu fekkee ne jàngalekat yi ñoom seen bopp ci seen biir ñoom ñoo xool del jàppal waxalante ñi nga xam ne impliqué wuñu wax ak ñeneen ñi indi leen ñu nangu xoolaat affaire bi ma ne ko loolu dina ci baax ñoom ñu dem ci benn bis ñu dem Bambey waxtaan ak jàngalekat yi waxtaan ak étudiants yi kuñ ci war a delloo si étudiants yi ñu wax leen ne décision bi jël ci yéen pour ñu dellu si da ngeen di nangu da ngeen koy nangu ba pare nangu ne mun ngeen baalu ñu ne jàngalekat yi tamit ñoom nañu xool naka la ñuy fexee bu fekkee am nay effort yu nga xam ne mun nañ ko def ba lalaat affaire yi ci njàngale bi ba nga xam ne mun nañ ci dellu si def ko jàngalekat yi nangu ne ñoom dinañ delluwaat assemblée de l'université assemblée du UFR xool nuñ koy def tey nii ñaari assemblée du UFR réunir nañu ba ñoom d'accord nañu xoolaat ñaan bi ñu leen ñaan ñu dellu si ñaari UFR am na ci ñaari session am na ñetti UFR nag yu nga xam ne seen assemblée ñëwagul kenn nag du leen jiitu ci li ñuy def man ministre de l'enseignement supérieur jiituwuma leen ci li ñuy def damay wax situation bi parce que bu ma ci waxee day yàq lépp te bu yàqee baaxul jiituwuma leen ci ñoom en toute autonomie ci seen nuñ ko gisee ak nu mu leen doyee noonu lañ ci réfléchir man maa ngi félicité wu rek le fait que ñu déjà nangu ne dañuy xoolaat mbir mi donc ñooñu ñu décidé loolu ma sant naa SAES parce que gisuma woon bu dul association enseignant benn groupement wu enseignant ñëw taxaw def intermédiaire ku ci tigoon ne da ngay def intermédiaire ak noo mënti toll doo am résultat yi ñaam du dul ku mel ni ñoom muy syndicat peut-être te loolu tamit dama koy jëlee ay ba en tout cas maa ngi sant syndicat bi offrir boppam loolu ba muy am nag ñun ñu ngi xool ba mu amee gis nga ne am nay étudiants yu nga xam ne yu jugoon ci yeneen université nañ leen di jàppale foofu tamit génn naa communiqué démb wane naa que ne
responsable université yooyu recteur université de Dakar ak recteur université yi parce que ñaari université yooyu ñoom tamit jóg nañu ñu wax ak man ma ne leen nañu wax ak étudiants yi nañu bàyyi paie bi mu am loolu wax nañ ci ñoom tamit taxaw nañ ci waxtaan ak seen étudiants ñu leen di sant may wane ne fii crise bi ñu génn crise entre ay ñaari composante université la nga xam ne ku ci nekk da nga bëgg sa autonomie bopp donc mais université bi système universitaire bi ñu am wane na am na ay ressort am nañu ay bànqaas yu nga xam ne mën na leen may bu ñu duggee ci crise bi mel nii bu ñu bàyyee violence bi parce que li fi am yëpp mooy ba violence bi taxawee la may wan étudiants yi ak kii bi à chaque fois que ñu trouver solution mooy dañoo nekkul ci violence may ñaan yëpp ñuy taxaw ci paix parce que am nañu ay ressort yi nga xam ne ñun dinañu mën a bu ñu nekkee ci jàmm rek dinañ ci mën a taxaw sukkandiku pour que mu régler problème am nañu gis ngeen ko université ay efforts yu metti lañ def ci at yi pëpp gouvernement du Sénégal président Macky Sall ay efforts yu metti la def ba muy ñëw budget enseignement supérieur 98 milliards la woon tey yóbbu na ko 230 milliards mooy boo dajalee ministre Sénégal yëpp boo dajalee ministère du Sénégal yëpp ñun ñooy ñaareelu budget éducation nationale rek boo ñu ëpp budget ñoo ëpp budget ñeneen ñi mbay mi santé bi police armée lépp ministère de l'enseignement supérieur loolu taxawaayu metti la bokkul nag ak projet yi nga xam ne def nañ ko ci réew mi tabax ay université yu bees defaraat université yu màggat yi tabax ay ISEP tabax ay ENO ci département yëpp loolu effort yooyu ñu def effort yu am importance la jur na tamit ay résultats yu baax ci système bi parce que tey jàngalekat yi chercheurs yi am nañ effort yu ñu war a def mais am nañuy résultats yu baax ci système bi mais li ci dol may ñaan communauté bi comme tey askan wi bàyyi nañu xel di jéem a def ay effort même bu fekkee ne effort yi ñu ngi ñaan mu yokk mais ñun tamit nañ def effort dem ci paix parce que ci jàmm rek la ñuy mën a waxtaanee te buñ am nañuy moyens yu nga xam ne bu ñu nekkee ci jàmm bu ñu waxtaanee dinañu trouver solution parce que problème bii ñu génn problème bu metti la woon université yu bëri bu fa amee day radicaliser wu rek gis ngeen Dakar am na étudiants yu nga xam ne dem nañu bu conseil constitutionnel pour ne nañu dellu si assemblée de l'université néew ko mais lii génn nañ ci jàmm ak salaam kon nañuy privilégier waxtaan bi loolu laa ci bëggoon wax asalaamaaleykum wa rahmatullah